sport ci loolu lay doxewaat. su guerre mondiale waaw. jigéen. c'est vrai madame Diallo remarque bi am na solo ci jigéen lay jógee wala xaalis wala sport. c'est que souvent nag xam nga wax ji ne lu neex. dëgg la. mais il faut qu'on ait le courage d'en parler parce que man damay wax ne souvent ñàkk xam effectivement rôle bi ngay war a jouer yow mën na bokk ci li nga xam ne mooy déstabiliser la famille. c'est vrai nit ñi duñu benn parce que ñeenti frère l'idéal comme noonu l'idéal mooy ñu dund dans une harmonie familiale parfaite mais fii ma sàmba toll ci jabaram ma dem ba tollu fi ci jabaram. comme ni may wax. souvent kër yi li koy tas mooy. dañuy wàcc ku nekk wéet ak sa jëkkër. wax la. toujours ab parce que yàlla moo bind te yamalewul. parce que man damay wax ne c'est vrai jabar la. mais je suis sûr comme ni ma leeree ne maa ngi noyyi que rien ne doit être au-dessus de la famille loolu laa gëm man. rien ne doit être au-dessus de la famille. li tax ma wax loolu mooy parce que dama ci teg sama bët burul benn du ñaar ay nit bokk nañ ndey ak baay l'idéal mooy toog ci kër muñalante uuf ba lépp nekk seen place ba ku nekk am sa këru bopp dem ca mais comme li ma wax loolu il faut que la hiérarchie familiale ñu respecter ko. parce que c'est un domaine extrêmement complexe. li tax mooy mën naa laa mag yow yaa ngi koy dégg nga jox ma cëru mag sa jabar yow bi ma mag yow sama jabar est-ce que xam nga fi may waxee mais toujours est-il que droit d'aînesse bi nga xam ne yow moo tax yow nga denc ko yow moom nga nekk jëkkëram moo war a primer sur tout c'est extrêmement compliqué parce que souvent comme l'a si bien dit père te loolu laa gëm aussi su ma ko gëmul du ma ko wax gis nga jigéen encore une fois mooy stabiliser kër su wax ko sànq jigéen moo war a stabiliser kër ndax bu ñu fàtte ne sa mission première moo di góor demal nga wuti jigéen toogal ci kër gi am na lu tax àdduna bu doxee nag ba jigéen toogatul ci kër kooku beneen débat la mais loolu mooy mission am mu toog fa loolu mooy mission am mu ñàkk fa toog loolu mooy mission am en tout cas maintenant àdduna dox na ba toogatu fa loolu c'est un autre débat mais dama wax ne gis nga frère yi nga xam ne jigéen seeni jabar tax na ñu rayante àdduna mooy dox ba dab leen ñoom parce que man damay wax ne ku nekk war ngaa rus wala nga jomb yow jàkkaarloog sa frère boo bokkal même jàmbur sax à plus forte raison sa frère mu am mandarga boo xam ne ba àdduna tukki mandarga bi datul dëñ parce que man maa ko def parce que seen ñaari jabar dañ jote mu jóge ci jigéen pour man matadi bokk na ci signe matadi mu jóge ci jigéen maintenant soo jéggee ci frère yi man su ma la takkee yow nga def sama yaay comme ni nga def sa yaay yow amul benn circonstance bu mën a taxaw ba féewaloo war ci mun a am je m'explique même doonte sax sama yaay mën na laa def loo xam ne bu ko àdduna déggee yëpp xam ne mère bi li mu def du yoon mais sa yaay ngi lay def lu dul yoon yaa ngi koy muñ foofu laay waxee man sa yaay mi ngi lay def lu dul yoon yaa ngi koy muñ yow maanaam lépp lu mu la mën a def moom en tant que goro sa yaay def na la ko yow nga muñ ko ba ñu muur la nga sëyi maintenant soo taxawee ci martaba boo xam ne sa doom bëgg na ma souvent même dañ koy wax sa doom bëgg na ma man lu ma ko wax lay def lu ma ko waxul du ko def su boobaa ñëwatoo yow pour sëy ñëwatoo tegatoo sa goro boobu tegatoo ko place yaay te loolu forcément dafay am problème parce que nag damay wax affaire je le dis et je le répète jabar dajul ci jëkkër lu ci yaay dajul déedéet loolu laa gëm mënta am mënta tu comprends donc man damay wax ne quel que soit sama yaay lu mu tàng même su fekkee li muy def sax adduna yëpp comme ni ma wax dañ koy gis ne lii c'est pas raisonnable même man mi sa jëkkër daf ma koy def ma muñ ko man bëgg la ma ko muñ la ma ko ñu ñaan yàlla bés ñëw ñu takk suñuy bagage dem suñu kër parce que am nañ ku nekk aussi loolu ngay ñaan waaw ci jàmm mais tant que yaa ngi taxaw ci martaba sa doom kat effectivement daj gi si lu ne mais jàppal ne maa moome vent mu nekk defante boo xam ne nga wax ko nga ñàkk ko wax defante dafay doon boo ko jotalul ak sa jëkkër sax jotal ko yow ak sa frère jëkkër wala keneen ak keneen man daal li may wax mooy
nañu delloo si xel yi tey nekk te yàlla moo tax boobu li tax ma ci insister mooy bu dee xaalis da ngay ñàkk doyloo yàlla moom la bu dee jigéen ñàkk doyloo yàlla la bu dee góor ñàkk doyloo yàlla la c'est-à-dire man dama gëm ne bari na lu ñuy dund suñu société ñàkk jox yàlla cëram au sens vrai du terme moo ñu sonal ñun ndax ku nekk bu tënku woon ci li nga xam ne nii am na tuuti loo ci ragal yàlla am na loo xam ne di nga ko jomb est-ce que xam nga Sophie sànq maa ngi ko bëggoon brosser je l'avais omis un peu gis nga ni àdduna doxee ba tey gise jafe les familles essaient tant bien que mal di suudewu par ay groupe WhatsApp mais toujours di nga ci fekk madame Birane boo xam ne dina waxal comment dire Safia bu fokaalee doo ko bëgg a lire muy jël ci suuf di jël yeneen membre famille exactement da ngay dem ba la nga xam ne moo motivé woon groupe bi muy la cohésion familiale man ma mën see xamante ak Benoît mu nekk États-Unis ba Benoît xamante ci ak père mu ne yow kii nii lañ demee man ak yow groupe bi nice dëgg la da nga ciy gis madame Birane boo xam ne dina ci dugal loo xam ne ay pic da la lay lancé non da ngay dem ba da nga naan groupe bi sax finalement dañ ko mujj tëj ñëpp ne man génn naa ci parce que bu njëkk dañuy gëm ne gise yombatul bouger jafe na nit ñaa ngi disloqué wu famille yi yaatu nañ Sénégal coow la fi nekk mais boo koo fi jeex juróom-ñaari maamam am léegi lu ngeen bokk du dëñ mais bu ñu créé groupe WhatsApp yaa ngi dégg dañuy dem ba finalement te loolu nag li ma madame Diallo bii di faral di wax ne ma teg nga ñu bët jigéen ñi ñoo ciy dugal lu ci bokkul de góor ñi généralement ci yeneen débat la ñu nekk ay football fii politique fii yooyu mais jigéen ñi toujours ñoo ciy dugal lu ci bokkul bu groupe ba tasee rek jigéen ñi góor Latif n'est-ce pas yaa Latif ay prosonal nga ñu lëjal nga ñu dama leen bëgg lii tayoo ko yow dañ laa yàq non kii tayu ko lii tayu ko bëgg naa leen bëgg goo xam ne damay bëgg toujours di leen wax dëgg am na koo xam ne ci plateau bu bëtam nekkoon balu pitel mais Sophie sans vouloir même sortir du thème oui xoolal coowal mi Sénégal yi fi mu mujj jigéen ñi mujj di rayante di portante plainte loolu laa leen di bañal parce que dama gëm ne am na discours yoo xam ne dañ leen di nax loolu laa gëm man ñoom ñoo mujj def de seen biir ñu di rayante seen biir ñoom góor ñi périer dem taxaw ne loolu laa gëm man wala ana Sénégal léegi non loolu ñun dañuy wax yow jàllaleel bal bi dañuy wax dama doon joxe rek exemple mais dama bëgg a wax ne encore une fois gis nga dañuy faral di wax ne ana mi Sénégal parce que loolu bokk na ci li nga xam ne mën na sauver